léegi leer na léegi dañuy avancer tuuti wax si koo xam ne nii dañuy jàpp ne dafa violer couvre-feu nekkoon fi ministre madame Aminata Lô Dieng ñu war ko sax àtte suba si àllarba bi ban regard ngay porté si tegandi bu mu ko tegandi loxo. bon regard ma ciy porté mooy bi ma dégloo kàddu yi mu yëkkati ci Facebook bi dama ne sama soxla lii lu doy waar la parce que boo fekkee yàlla daf la may nga sur 16 millions de Sénégalais gënoo leen juddu dàqoo leen jàng gënoo leen bëgg réew mi nga bokk ci ñuy jiitu da nga war a nekk royukaay ci fànn yépp donc looy def rek da nga ko war a xoolaat balaa nga koy def parce que njiit nga royukaay nga repère nga référence nga modèle nga donc lépp looy def dafa war a lalu ci dëgg lalu ci yoon lalu ci respect des lois et règlements lalu ci éthique lalu ci morale lalu ci intégrité lalu ci valeur lalu ci vertu li mu wax dafa doy waar li mu def dafa doy waar benn état d'urgence lañ couvre-feu lañ nekk mu génn au-delà des heures normales loolu violation la déjà moom deuxièmement Macron bi mu yor lu faux la donc usage de faux la leneen li mooy way takk der dañu war a respecter man dama leen yërëm suñuy naw lañ dañuy nelaw ñu ne ci mbedd mi duñu aar nga toog fii am jàmm fekk say naw leen ci frontière di xeex pour nga am jàmm donc boo dayee ñoom da nga leen war a naw da nga leen war a jox cër da nga leen war a wormaal waroo wax nga leen di yuuxu mais dafa am outrage aussi à agent dans l'exercice de ses fonctions feram bi waxu noppi conduite sans permis violation du couvre-feu dëkk bi nag nous sommes dans un état de droit force reste à la loi du simple individu à la puissance publique muy man muy keneen képp ku fi jalgati yoon dafa war a dal sa kaw encore une fois et puis li mu def dafa grave man li ñu koy toppee sax doyul dégg naa ko muy saaga njiitu réew mi. ah bon pour yow dañ si waroon boole outrage au chef de l'État. mais bien sûr li ñu koy toppee dafa doyul président peut-être moo jéggale moom wàllam am na ci droit mais warul sax jéggale parce que fi mu nekk ñu ñoo ko fa teg ku ko naw ñun nga naw. mais laaj bi mun naa ko laajee neneen Aminata Lô Dieng tey jii bu nekkoon si en de bon terme avec le pouvoir en place est-ce que dina demee nii. en tout cas bu nekkoon en de bon terme avec le pouvoir wala mu nekk man sax na yoon dal ci quoi loolu aw ma ci xàjj ak seen aw ma ci sentiment dëkk bi ku fi jalgati nga ne ci ñu nag nga ne feneen na yoon dal sa kaw exécutif na def liggéeyam assemblée nationale le pouvoir législatif nañ def seen liggéey waaye yoon aussi nañ def seen liggéey te waru nañ leen ay doom ni ngay waxee nii mais tamit président Macky Sall sax dama koy dégg muy waxee comme ni ngay waxee nii waaye gis neen fi ñoo xam ne nii dañoo nekk seen boor yéen nekk APR wala nekk Benno Bokk Yaakaar ñu fi yëkk ay kàddu yu tegnaw te ko si ay kaw kilifa ñuy def ay accusations yu gravissime ñuy wax sax loo xam ne nii mën na taalum réew te ba tey ji kenn topp leen si ñu gis. xam nga donc ndax loolu tamit soo ko tegee si balance bi du nekk. xam nga nee naa la ndaw si li mu def yéenewuñ kenn kaso yéenewuñ kenn du métti mais ku jalgati yoon na yoon dal sa kaw. nee naa li ñu koy toppee dafa doyul ndax dama ko dégg muy saaga jiitu réew mi moom ak ki mu àndal te Sénégal yëpp dégg nañ ko te pourtant toppuñ ko loolu pourquoi mettre leen accent ci loolu leneen li dañ nekk ci réew moo xam. mais si li ma lire tey jii si benn journal moom nee na nekku kàddu yooyu day kàddoom. waaw mais xam nga Sénégal xam nga lu gën a doy waar ci réew mi ku fi jalgati bu yoon ñëwee nga génnee say ordonnance teg ne dama feebar mënu ma dugg kaso. te ba nga koy def te lucide dara jotu la da ngay wax dara ñëpp dégg ko malgré le développement de la technologie yëpp xam ne yow la mais dafa ne ragaluma dara faalewuma leen mettez-moi dans la grille demee vous me verrez saaga président tuumal ko ñëpp di ko dégg. mais bi ngay waxee nii mais du ma ko gis si yow bu nekkee ne kii def loolu wala kenn ku yëkkay kàddu yi. tegginawul aussi ku nekk seen camp fermeté boobu du ma ko gis ci yow du ma ko gis ci yéen waa APR député Dembourou Sow sax bi mu fi yëkkee woon ay kàddu gis nañ ne après la clameur bi mu am après si la sax ngeen def benn communiqué pour kii mais mais fermeté boobu tamit bu nekkee ne si bu ñu toppee si logique aussi laaj na aussi ñu koy am saa su ko laajee. mais xam nga fermeté boobu moo am fépp
dama la nañ nekk ci réew moo xam ne jàll ku nekk dafa am sa pàcc ñun dafa am lu ñu war assemblée nationale dafa am lu ko war muy légiférer voter les lois examiner et contrôler l'action du gouvernement et depuis 2016 ci référendum bi président yokkalan ay pouvoir évaluer les politiques publiques yoon dañu am seen liggéey nañ ko def ci université lañ jàngee def ñaari at centre de formation judiciaire gënu leen xam lu ñuy def ñu ngi def seen liggéey ni mu waree Aliou Dembourou bi mu defee wax ji Aliou Dembourou ci ñu sos parti bi la bokk kàngam la biir APR dafa gañe ko xam ñun bu ñuy tàmbali APR saay bu ñuy réunion Dakar ñu nekkoon Dakar. mais daf koo may 5-5 mu wax lu ko neex. non bu caddina bi ma demee dama ne li mu wax waru ko wax. mais fermeté bi ngay waxee nii man moom laa gis. mais fermeté kay weesuwul li mu wax waru ko wax fermeté weesuwul loolu. non fii li nga fii la nga ne li nga koy toppee sax dafa tuuti dafa loolu tamit. li nga koy toppee dafa tuuti mënoo jël koo xam ne Sénégal yëpp moom lañ yaakaar jiital ko mu am jaar-jaar boo xam ñun ñëpp dañ ci war a sawar ci wàllu parcours politique wàllu parcours institutionnel di amal Sénégal liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam dans tous les secteurs de la vie socio-économique de 1960 à 2012 jéggi nañ téeméeri yoon ni ñu fekkoon ci domaine yëpp koo xam defu la dara ñëpp xam ko ci yar ak tegge nag dal ak tey ak ubbeeku chaque jour mu woote waxtaan amul ci benn obligation muy 2014 muy bi mu gagné 2019 parce que waxtaan ci réew bu ñu koy woote d'habitude day fekk ay xare am wala ay réero wala ay xiiro wala ay ŋaayoo munoo gagné am 58% woote waxtaan amul force extérieure bu def ingérence nit ku mel noonu nga taxaw di ko saaga ñàkk yar ak ñàkk warmal ay institution ak ñàkk a doon royukaay weesuwul loolu quoi. d'accord. moo tax ma ne na yoon def liggéeyam muy moom muy man muy keneen force reste à la loi képp ku fi jalgati yoon na yoon dal sa kaw. mbirum Boubacar Seye mënuñu ko comparer ak mbirum Aminata Lo soxna Aminata Lo Dieng ndax laajoon na si koo xam ni dafa yëkkay kàddu ñenn ñi jàngatee ko maanaam il invite à la transparence nu jël ko nëbbu ko jant fu mu toll nii. ba fu mu toll nii sax wér-gu-yaramam mi ngi inquiété ñu bëri. moo yàlla ma yàlla baal yàlla rek a xam ko war a ko warul yéen wuñ kenn kaso yéen wuñ kenn lu métti mais mooy li ma la wax rek gars yi dañuy xëy def la neex buñ joomee ne waruñu wala du seeni kàddu da nga wax ji loolu dafa war a jeex Sénégal dafa war a dàq comprendre Boubacar yàgg na xeex ci wàllu émigration ainsi de suite ci loolu jox nañ ko ci cër ku bari mais mun loo jël lu mel ni réew nga taxaw su ma juumul benn journal la ko waxee 27 octobre mu ne Sénégal dañu détourné ba pare seddoo 118 milliards mais tuuma mun na wees loolu jàll ngay discréditer sa état bi nga bokk di yàq kóoluteef gi am diggante état bi ak yeneen partenaires yi. après leeral na ay kàddoom wax ne nekkul détournement la doon wax. waaye xam nga tubaab la. waaw mais am na loo xam ne li wundu kàddu yi mooy am na ay koom yoo xam ne Union européenne mu ngi koy dimbalee Sénégal pour ñu xeex wàllu mbëkk mi. Union européenne ci boppam ñoo ko njëkk a démentir. nañ ko càmbar rek. loolu kay Union européenne kenn mënut a lekk seen xaalis raw bu dul nekk. Union européenne fu ñu dugal seen dërëm ils sont très regardants dañuy impose démenti yi Union européenne def leer na communiqué yi ñu génne wane seen xaas fi muy dugg wax ne dafa am ay procédure d'audit yu leer Union européenne ci boppam démentir nañ ko mais Diallo mën loo xëy. mais teewul le président de la République aussi laaj nañ ñu def gëstu ci mbir mi donc loolu tamit. est-ce que laaj nañ ñu def ci gëstu. je suis totalement d'accord moi je suis pour la reddition des comptes. voilà donc loolu tamit mun foog ñu jàpp ko bu baax. moi je suis pour la waaw wax yi Boubacar Seye am na effet bu mu def. le président Macky Sall a réagi saako mbir yi ñu leeralal ko. non président gis nga Diallo président amul jafe-jafe président nit ku humble la lépp lu koy yokk amul problème pour ñu dugal ko ci liy doxal réew mi yaa ngi dégg nee na nañu càmbar xaalis bi fi dugg ci wàllu Union européenne di jàppale immigration irrégulière lu am solo la mais bu loolu weesoo mënoon na poser question bi neneen mënoon na lancer appel wala mu bind réew mi wala mu bind ministère bi mais mënoon taxaw kon collaborer ak moom si leeral mbir mi est-ce que gënul woon tëj ko si kaso bi. waaw mais non bu fekkoon dafa laaju nit ku normal mais mënoo taxaw réew bi nga bokk nga koy discréditer ci àddina réew bi nga bokk nga koy nësaxal di ko néewal doole réew mi nga bokk ngay sànni discréditer ton pays d'origine réew nga bokk nga yàq confiance bi réew moomu am digganteem ak ay nawleem
mais loolu dafa doy waar. mais maintenant léegi am na opportunité nag opportunité pour leeral ñaataa dugg kan moo jël kan moo séddoo naka lañ ko jëlee naka lañ ko séddoo na ko wax mu leer. mais loolu code pénal moo ko daan. ci article 255. waaw si bi nga xam ne moom mooy si wàllum diffusion de fausse nouvelle. mais diffusion de fausse nouvelle. ñi ñuy jàpp jamono ji nii c'est ñoo xam ne dañoo yëg ay kaddu loolu noonu Assane Diouf barki démb la génn tey Boubacar Seye soxna Aminata Lô Dieng loolu noonu tam à la longue est-ce que du bokk si nga xam ne mën na gàkkal démocratie bu Sénégal. mënu ko gàkkal da koy gën a dooleel en vérité. ah bon nit yi di wax ñu leen jàpp tëj day dooleel démocratie loolu li mu arrangé wul la rek Sénégal boo jëlee dogalu yoon mu arrangé leen ñu ne yoon bi jaar la justice est indépendante boo jëlee dogalu yoon arrangé wu leen ñu ne on a une justice à double vitesse Diallo yow xam nga sa diggante ak yàlla que ñoom ñoo ñëpp li ñu def teguwul ci yoon. démocratie la. ah démocratie mooy nga xëy tiim bàyyi jaambur. di ko non waxuma saaga. waaw maa ngi ñëw rek waxuma saaga mais démocratie aussi dafa bëgg a. est-ce que démocratie waaw dafa bëgg a transparence. mais xam nga ñu ngi waxtaan fii lu jëmale réew mi kanam saaga wuñ kenn dañuy wax ay dëgg ñëpp ak ñuy déglu loolu mooy démocratie. démocratie su ma juumul baatu grec la quoi ah. yaa ngi dégg voilà c'est le pouvoir au peuple quoi comprendre voilà mënuloo jël benn chef de famille taxaw di chaque jour nga koy saaga suba ngoon gu dégg bëccëg ay doomam di ko dégg mu dégg ci réseau ci internet bi ba abadan mais loolu dafa yomb jàll. mënuloo xëy tuumal nit tuuma goo xam ne amoo ci firnde mais daf loolu du démocratie loolu reewaange la ak yabaate ak ñàkk patriotisme liberté d'expression dafa war a ànd ak éthique ànd ak responsabilité dañ la ne en philosophie lu ñu doon jàngal votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. mais bu nekkee ci démocratie quand même ba nit yi sax yenn saa dañuy ragal a wax. wala ñuy ragal a wax mos nga wax bañ woo la. wala ñuy ragal a critiquer le président. est-ce que mos nga wax bañ woo la. non man bokkuma ci nit yooyu. waaw yaa ngi def sa émission Yar ak Teggin te laaj yi nga bëgg yëpp yaa ngi koy laaj. ñenn ñi nekk ci société civile bi laa bëgg a wax bu ñu demee ba yenn saa mu mel ni ñenn ci ñoom dañuy ragal a wax wala kenn sax ku bokk société civile boo yëkkee yenn kàddu yi ñu lay woo naan la ah yow moytul est-ce que du la tëj est-ce que tamit bu ñu demee ba àgg foofu. xam nga Sénégal Diallo Sénégal dafa am lu ñu war a bàyyi xel homme politique yi duñu ay extraterrestre ñun amul lenn lu ñu def lu ñuy gàcceel ci réew bi dañu nekkoon ci nguur en fonction des missions de l'Assemblée nationale ñëw ay structures de l'État pour audition Dakar Dem Dikk port autonome ministère de l'Intérieur APIX ak OCI ak yeneen ñu tab ñu dem ñu débarrassé pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal à part contexte naufrage de Joola te ñoon sax ils ont été poussés à la sortie dañuy yeewu suñuy ndombol tànk créer suñu parti politique wër Sénégal ñu fal ñu démocratiquement ñuy liggéey lu jëmale réew mi kanam syndicalistes yooyu gënuñu bëgg réew mi société civile bi ñu ngi rafetlu seen liggéey mais gënuñu bëgg réew mi cër gi ñu leen jox nañu jox cër googu sooy laaj nga laaj correctement sooy interpréter état y a des canaux nga interpréter état correctement y a des institutions mais mënuloo démocratie du fourre-tout démocratie du da ngay xëy ne autorités yi dañoo sàcc 118 milliards séddoo ko seen doom yi di dégg ak seen soxna yi histoire war ko retenir loolooy démocratie mooy nga xëy taal sa ordinateur di saaga di ay ndey suba ngoon gu dëgg bëccëg di saaga seen yi ak seen papa ñu nekk ci armée yi ngay saaga seen i jabar loolu mooy démocratie